Salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV, bienvenue sur votre troisième numéro, le chef de quartier. Tey nag chef de quartier dafa def déplacement ñëw fi nga xam ne moom moo di Fayu fekk si fi tamit le chef de quartier El Hadji Gora Sall di ko nuyu bu baax di ko tatagal waaye tamit nag bu feggoo tamit ak i naataangoom papa kon dañ lay bàyyi nga nuyu mbokki téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngeen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant jiite ci nuyoo bi Xeweul TV di sant yàlla bu baax ci seen ñëw bi ngeen invité seet si ma di leen présenté Ousmane Gueye moo di adjoint délégué de quartier bi ak Chérif Diop bi nga xam ne moo di secrétaire général commission bi ñooñu daal ñoo fi teew pour jéem waxtaan ak yéen tey. macha allah rafetlu nañ loolu tamit papa waaye tamit papa tey dañoo bëggoon tey wax ci Fayu maanaam. mais te balaa ñoo wax ci Fayu dañoo bëggoon yow nga présenté ñu sa bopp. waaw man maa ngi tudd El Hadji Gora Sall maa ngi nekk infirmier en retraite maa ngi nekk délégué de quartier Fayu 2. macha allah papa waaye tey papa ndax mën nañoo xam historique Fayu kañ nañ ko sos ñan ñoo ko sos. Fayu nag ci sunu dégg-dégg. xam nañ ñu ngi ko sos le 19 décembre 1996 gouverneur Amsatou Sall moo ko sosoon li ko waraloon booba temps dafa amoon ay fonctionnaires yu bare yi nga xam ne ñu doon amoon logement de fonction yàlla dafa ñu retraité occupé logement de fonction yi lu yàgg a yàgg seeni remplaçant taxaw boo jël logement yi ñoom ay problème te le président Abdou Diouf bind lettre gendarmerie ñu def une enquête ñi nga xam ñoo amoon logement de fonction yëpp nag ñu génne leen ci la Amsatou Sall créé le quartier Fayu 2 bi pour loger leen ci loolu moo indi création quartier Fayu 2. kan mooy Amsatou Sall. Amsatou Sall moo nekkoon gouverneur de la région de Thiès. mais pourquoi le nom Fayu. Fayu nag ñu ngi ko logé woon ci benn ci ministère de l'urbanisme bu daa soxo Fayu nag ñu ngi tudd fonds d'aide à l'habitation urbain fonds d'aide mu tudd ko nag fonds d'aide à l'habitation urbain. dëgg mais Fayu dañoo gis man damay gis ñu ni Fayu 1 Fayu 2 exemple. Fayu ñaata partie la carrément. Fayu xam nga Fayu 1 mu njëkk a créé. ñu ngi créé mu defe naa 1986 nga ko créé mu nekk Fayu 1. deuxième tranche bi nag mooy Fayu 2 moom la Amsatou Sall créé. am na nag ay ñu dëkk ci ginnaaw Fayu dafa dugg ci biir Fayu nag mais ñu ngi bokk géographiquement ci Kër Massar mais il se réclame de Fayu 2. comme Samba Gueye kon mais il se réclame de Fayu 2 moo nekk nii fii ci ginnaaw moom nga déggoon la Fayu 3 ak Fayu yooyu quoi mais en réalité ñoom comme Samba Gueye lañu bokk mais sur le plan texte administratif reconnu il n'y a que le Fayu 1 ak le Fayu 2. macha allah loolu am na solo balaa ñoo gën a xuus si waxtaan bi dañuy bàyyi ki nga xam ne moom moo di suñu tonton Ousmane Gueye nga nuyu ak mbokki téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV. asalaamaaleykum mbooloo mi. nuyu ñëpp kenn ku nekk ci sa bopp waaw loolu nag mënul ñàkk mais dinaa jiital ci nuyoo bi sama délégué de quartier bi Amsatou Sall xamante ni moom la fi yàlla teg waaw di nuyu ñëpp dëgg yàlla comme li nga ma laaj rek man Ousmane Gueye man brigadier chef de police la à la retraite nekk ak góor gi kii nekk à ses côtés di ko jàppale waaw loolu mooy li nga xamante ni moom la nekk moom quoi. jërëjëf tonton Ousmane tonton Chérif ñu ngi lay nuyu. di la nuyu à travers Xeweul TV yow nga xam ne yaay secrétaire général bu quartier bi ñu jox la kàddu bi. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp commencé ñaan yàlla taw tur bi ngeen ma woowee seen bopp yàlla nañu ci yàlla jàppale mu nekk xëy ci waa Thiès yëpp waaw comme ni ko waxee rek man naa ci damay jàngale école Faye mu ñëw nag vraiment donc ak cawarte nekk góor gi
parce que am daa am lu bëri lu ñu boole parce que bi ngay ñëw fii vraiment en 2004 sama papa moo taxaw ne ma fee ngeen dem kat sa papa nga fa muy El Hadj Moussa Sall kon man bi ma wooree damay sawar bopp ma koy gërëm di ko sant wasalaam. kon mën nañoo wax ni sa papa maanaam moo la yebal si pour nga ñëw jàppale góor gi. bi may ñëw fii xam nga di nga toll moment yoo xam ni avec vraiment la famille qui s'élargit di nga soxla yeneen espace pour dugal fa njaboot bi kon bi ma jógee HLM de Dakar di ñëw fii dañu ma nag foofu ngeen di dem kat. bàyyi nga ko papa nga fa waaw loolu la ma góor gi sax dëgg yàlla. ndax mën nañoo xam tey yow sa rôle si quartier bi. waaw man comme dama nekk école xam nga école dañuy wax dafa mel rek seetu boo xam ni lépp luy feeñ ci quartier bi rek day yegg si ba foofu waaw ce qui fait que donc man dafa mel damay nekk donc interface entre le milieu et l' école diggante quartier bi ak école bi waaw daanaka sama liggéey loolu la ensuite aussi bu tuuti lu ma xam ma ñëw kon ko sama kilifa la sama papa la ma ñëw vraiment jàppale ndaw lay nekk rek très modeste waaw une contribution très modeste. macha allah tonton Ousmane adjoint nga nekk adjoint moom mu nekk mag nga nekk adjoint tey lan la ban affectation lay nekk si yow. waaw vraiment loolu dama ko rafetlu parce que aussi comme ni ñuy waxee rek mag buur la loolu moom la ñuy wax de telle sorte que moom jàppale gi ma koy jàppale benn dinaa ànd ak moom di wàññi coono ci lu bëree lépp li nga xamante ni moom war na mën a dox te muy mag dama koy doxal tonte mën naa ko la fekk ndaw waaw ak waaye fu ma soxlaa woo ma ñëw waaye fu may yónni ma ko bon loolu vraiment moom nekk suma diggante moom waaw ñu diisoo di waxtaan ci wàllu quartier bi parce que daanaka mooy woon ne guddi mag la mais dem benn doxam passé wu sama buntu kër man passé wu ma kii ko defee dinañu toog lépp li nga xamante ni mu ngi xew ci koñ bi luñ ci war a joyanti lu koy yàq lépp dañ ciy waxtaan ko defee pour gën a mën a xam quartier bi waaw loolu daal ñu nekk ko macha allah loolu tamit am na solo waaye papa dañoo bëggoon a xam tey historique dañuy dégg teenu seex yi te xamul lan mooy histoire bi teenu seex yi lan mooy histoire bi. waaw teenu seex yi xam nga fii ay kër la woon ba nu fa fi jëlee ñi fi nekkoon nag bàyyi fi teen bi ci quartier bi bàyyi fi teen ci terrain bi terrain boobu nag yàlla def na am na ñaari seex ay joolaa lañu képp ki nga xam ne ki nag yaay tabax ci koñ bi bàyyi yaay móol ci koñ bi ñoom ñoo ñëw ci teen bi duy fa móolal la mu yàgg ba mu tudd leen nag teenu seex yi ñu accaparé teen bi nag booy rodlu booy móolu koñ bi yépp ñoo ko rod ñoo ko móol moo tax mu tudd leen teenu seex yi. ok ñoom présentement instant bi ñoom fan la nekk. léegi toxanoon na fii mais ñu ngi fii sama ginnaaw kër ci ginnaaw la nekk léegi ay mag lañ toxanoon. ah mais ñu ngi ñëw di nemmeeku si quartier bi. waaw daan fi ñëw de temps en temps waaw. macha allah waaw mais léegi mënatuñ nan la mënoon nag léegi vraiment mënatuñ ko bàyyi na rob bi moom. ndax mën nañ xam papa ban année nga nekk chef de quartier. fàttali naa année bi nag su ma rappel vraiment daal en 2000 lan. non 2015 16 non 2015 booba temps la ñu proposé woon 16 17 en 2008 la war a doon ay 2008 ak yooyu. 8 waaw. 2018 waaw waaw. 2018 2017 entre 2017 2018. waaw boo xam ne njëkk a nekk chef de quartier. man maa njëkk a nekk chef de quartier. yaa nekk chef de quartier. biñ la koy fal dañ élection la woon wala dañ la ko fal amiablement. non du woon élection parce que d'abord dafa am une petite délégation bu njëkk a ñëw ci man constitué ma ni naa nekk délégué de quartier man leen man daal ci dëgg-dëgg daal sawar ma si mais booba temps yi damaa def ay action sociale parce que booba temps nekkuma délégué de quartier mais booba temps œuvre naa ci quartier bi parce que amoon na booba temps benn association bu ñu créé woon bi nga xam ne bii dañu ko defoon pour dimbali quartier yi nga xam ne amuñu woon délégué quartier amuñu woon ndox amuñu woon dara ko ma def benn kii créé par le maire booba temps xarika bi dafa naa moo doon suñu coordonnatrice alors ma nekk ci quartier bi nag di bind ay lettres
di yóbbu pour affaire amuñu woon làmp amuñu woon ndox amuñu woon courant amuñu woon dara ba yàlla def nag lettre yëpp réussir par exemple ndox mi en 2002 xam nga 2010 di indi avec la banque mondiale man mii maa wër quartier bi yëpp ak ku naan yaram ci am fu nekk ma wane fii kii tiwo yi waaw di dox également ba indi na ay làmp waaw boo tax maa ngi ci woon na boo tax ñu ne pas encore délégué quartier mais comme dama nekkoon affaire sociale nekk yekk mu doon ci liggéey ba yàlla def daal noonu mu ñëw daal ñu ma daal yaay nekk délégué de quartier. kon dañ la ko fal à l'amiablement ak ñooñu quartier bi. c'est tout le quartier daal ak ñu daal pour moo ne ñoo ñëw fal ñoo fal en attendant parce que y avait pas de contestataire amul kenn constaté woon waaw. mais dafa am loo xam ne dañ ko noté te instant yi dafa rare si jamono ji ñu toll bu njëkk l'autorité du chef de quartier da doon incarné bu baax a baax mais léegi gis nañ ni dafa xaw a faible parce que bu njëkk dañ daa gis bu problème amoon ñooñu quartier bi dañ daan waxtaan ñëw si kër chef de quartier bi mu doon ëttu attewukaay la daan nekk mais léegi gars yi dañoo bàyyi loolu lépp léegi dañuy def directement police loolu noonu lan moo ko waral wala tey ba tey loolu noonu mu ngi am fayu fii. waaw boobu police am responsabilité am na it am délégué am ay responsabilité en tout cas man bépp dossier bi nga xam ne ngay jaar si man jóge police su ma joxee la convocation dama woo ñaari intéressé yi jéem leen réconcilier si j'arrive à le réconcilier ma réconcilier ma demee police mais l'histoire voudrait que boo demee police nga def une plainte nga dëkk ci quartier bi plainte bi du vol plainte bi du viol plainte bi du drogue du la affaire dama xoloo kii fayu ma luyaas ak dama xoloo séminaire la police war na demal ca délégué de quartier boobu mais police du ko def c'est bien que le délégué de quartier ñoom itam dañu toog ñoom di seetaan boo ñu joxoo convocation nu yóbbu dellu si mais ça c'est pas le rôle du quartier le rôle du quartier dafa nekk un régulateur dans le quartier. Il doit être au centre des conflits, il doit les régler, il doit même les accompagner à la police pour trouver une solution. Waaw man noonu laa gis noonu laa ko doxalee. donc tey à qui la faute. Man j'ai mis ça à la police am na ci responsabilité. loolu tamit baax mais tamit dañuy noter est-ce que tamit bu ñooñu quartier bi ñëwee fii nii liñ bëgg dina am. am ci lan. problème bi ñu bëgg a régler est-ce que tey bu ñu ñëwee fii dina. ça dépend des problèmes. boo indee problème ki indi problème tooñ ni ko yaa tooñ mais surtout bu fekkee ne affaire boobu la ñu arrangé ko nga d'accord ci port bi nga fay ko en 2 ou 3 mensualités bu fekkee minaan mi nga xam ne na nga ko liggéeyloo ak dafa am da lay obligé nga fay ko waaw en tout cas moi noonu laa ko traité et j'ai eu beaucoup de satisfaction dans le quartier boo defee tout aucun problème moom macha allah waaw. y a des gens qui préfèrent venir ici que d'aller à la police. alhamdulilah loolu tamit leer na waaye tamit ñu ngi fi am nañ fi léegi benn gan muy suñu maman Khady Ba di conseil municipal. maman Khady Ka di conseil municipal bu quartier bi ñu ngi koy dalal jàmm bu baax a baax papa ndax chef de quartier am na salaire. amul salaire bu njëkk amoon indemnité suivant l'importance des quartiers mais comme kees kenn xamul chef-lieu de département bi moo bloqué également indemnité salaire u délégué de quartier yi. taxe bi génnoon na ban jox waa Dakar mais boo ñëw bu fii Kees il y a eu des problèmes d'interprétation quel est le chef-lieu de département de Kees xamuñu Kees est la xamuñu Mbour yi la xamuñu sommes dans ce dilemme là on est en train de faire des marches pour ça. am ngeen oto boo defee seen déplacement wala. on n'a pas de véhicule. kon mën nañu wax ni chef de quartier tur la rek. tur la moo fi nekk rek. amul salaire amul dara amul dara. ak jaamu yàlla tamit aussi. jaamu yàlla fii waaw. baax na Tata Khady nuyu nañ la. di la jox kàddu gi nga nuyu mbokki téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV yëpp. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi ko njëkk di sunu papa sunu kilifa di sunu délégué de quartier Laaj Gora Sall waaye di nuyu adjoint di secrétaire général di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay waaye Xeweul TV ak seen i téléspectateurs ak képp koo xam ne ñoo ngi leen déglu di nuyu nag population Faye ak Parcelles Assainies yëpp maa ngi nuyu. tey ñu gis ni sam papa da la jël jox la conseil municipal bi moom moo la ko fal wala ñooñu quartier bi ñoo la ko fal. waaw conseiller municipal moom conseiller municipal en général sax laay wax ku ne xam ne ñu ngi ci mode de désignation bi moom ci parti lay nekk wala coalition wala liste boo xam ne individuelle la man nag ci liste
ànd Defar Thiès boo xam ne réew mi ak yeneen parti ñoo ko bokkoon ci lañ ma tabbee woon ci liste boobu jàll ci liste majoritaire ma nekk muy conseiller municipal pour Thiès Est. waaye tey yow sa taxawaay si quartier bi lan la. femme de développement laa woon avant ñu may tabb ci conseil municipal ndax ku ne xam ne boo politique tam il faut nga yëngu ba nit ñi xaw laa ràññee xanaa xam ci li ngay def lu mu doon yàlla dafa dogal ma ñëw passé Assainies Pa Gora Sall mi nag di sama papa di sama nijaay di sama lépp di sama conseil mën naa su ma demee ba di ma tabb ci ay liste rek xam naa ay conseil ci la bokk ndax féete na ma foo xam ne ci suma démarche bu may def te ñëwuma ci waxtaan ci ak moom jëfee ay conseil ci action de développement yooyu may def ay action sociale ñu nekk fi di encadrer ay jigéen di def protection de l'enfant nekk ay ndeyu daara ci action yooyu nag ci lañ ma ràññee boole politique bi ma tabb ma ci liste ma nekk conseiller municipal lépp nag ci conseil góor bi Gora Sall. dégg nañ sànq sa biir wax nga ni da nga représenté comme ndeyu daara tey sa taxawaay tey si daara yi te bu nee fayu rek wax daara fayu bëri na lool ay daara sa taxawaay tey si daara yi. waaw xam nga comme ni ma koy waxee bis bu nekk rek koo gis rek ndeyu daara la ndax ki gis taal bi mu ne sa buntu nga jox ko mu ndékki ndeyu daara la mais soo nekkee yaay dafa am situation yoo xam ne doo ko mën a supporter ndax ni sa doom nekkee à l'aise di añ ba suur reer ndékki te dafa baax doom joo gis moom nga koy yéene ñu liggéey nag ak ONG bu ñuy wax ONG Tostan depuis 2003 mu indi woon fi benn programme taalibe formaliser ñu organiser ñu gox bu fi nekk ñu def ci cellule taalibe coordination fédération gox-goxaan yooyu moom la ma Tostan dénk ñu koy wax ànd Defar Thiès mu nekkoon 55 comité de gestion ñu koy wax comité boo xam ne mooy régler bépp problème boo xam ne am na ci gox bi rawatina nag problème mu taalibe yi Tostan doon ñu ci jàppale ca ba muy dox gën a dox ñuy organiser 20 avril muy journée du talibé toggal talibé yëpp añ ba léegi si même bi ma retiré loxo am na ci ñoo xam ne bàyyiwuñu ko chaque 20 avril ndax dañ ko def tradition sëriñ yi xam nañ ñu ko chaque 20 avril ñu toggal talibé yi añ mais xam nga loolu ay action ponctuelle la mais suñu digganteeg sëriñu daara yi dem na ba nga xam ne tey daara talibé bu ci am ordonnance sëriñu daara ba cellule ba nekk gox ba lay njëkk xalaat cellule boobu su ca mënul dara jàllale ko ci fédération ba suñ ca mënul dara wuti ku ñu ci jàppale ndax régler problème mu talibé rek moo ñu tax a jóg kon su dépassé suñu niveau il faut ñu wuti ku ñu ci jàppale loolu mooy suñu taxawaay ñu def ci ay action yu bëri jàpp nañ ci ay talibé yu bëri ba ñu circonscrire leen biñu demee ba ci digg ba ñu def fédération des ndeyu daara ma nekk la vice présidente Adja Aram Seck nekk présidente bi ba léegi ñu ànd def ay action tabaski bi passé rek solal nañu 4000 talibé ay yére ci weeyu tabaski bi yooyu daal lañ taxawoo talibé. mais loolu dafa laaj fond dafa laaj xaalis tamit bu bari loolu kan moo la si jàppale wala da nga am sa fond bopp wala da nga am benn panel boo organisé c'est pas. waaw laaj na fond comme ni ma ko waxee ndax problème mu taalibe moom dafa nekk problème boo xam ne dafa crucial te soo jógee fas yéene liggéey rek ndax comme ni ma ko waxee ONG moom dañu doon def ay fonds dëgg bi mu demee nag ba ndax projet la mu yoroon moom tamit ñu demee ba jeex ñun tam ñu ne lu baaxee ni de ku ñu ko jàngal soo taxawee tam ñun duñ taxaw donc ñu dem ak suñuy fonds propre ay moyens yu ndaw lañ am di yóbbu ay su javel ak ay savon di toppatoo hygiène taalibe di toppatoo seen santé mais suñu demee ba bëgg a def yenn activités yi moom dafay laaj ñu wuti wax dëgg yàlla ko ñu ci jàppale activité lay nekk boo xam ne dañuy bind ay lettre wuti ko ñu ci jàppale pour ñu mën ko réaliser. macha allah yal na yàlla barkeelal lépp waaye fal tamit yet bi am na solo lool ñu ñëwaat tamit sam papa ñu gis ni jamono yuñ toll dara doxatul Sénégal Covid bi dugg fi faagagal fii ñu bari mu doon mbas tey fayu sa taxawaayu lan la woon ban sensibilisation nga daan def ak ndaw ñi. waaw ak ñooñu quartier bi. waaw xam nga ñaari cas la premier cas bi am ak deuxième cas bi première vague deuxième vague. deuxième vague. première vague bu mu ñëwee booba temps maire yëpp jël na seen responsabilité maire yi les 3 maires yi di distribuer ay masques di joxe ndox di dimbali nit ñi di impliquer les quartiers mais deuxième bii mais les maires yi man gisoon seen benn action
mais da amul gisoon benn action xaw ma problème de budget la xaw ma problème lan la mais en tout cas en ce qui nous concerne ñun ba mu njëkk a am doona def suñu comité de veille présidé par lu mu tuddati présidé par Konaté benn professeur ma ne comme président bi Chérif nekk secrétaire bi ki nekk vice président bi madame si nekk secrétaire bi jënd suñu t-shirt yaa ngi fii nous avons fait le tour nous avons sensibilisé jënd ay lave-mains jënd ay gel def tout le quartier kooku moo def suñu action bu njëkk bi nga xam ne amoon na avec le soutien de la population am na des bonnes volontés nga xam ne doon na soutenir woon dimbali ci ay gel dimbali ci eau de javel de une commission de veille et d'action booba temps it c'était waaw ak jox na ay affiches booba temps également c'était sous l'impulsion également du préfet du département alors kooku moom am na fi mais bii nag ñoom bii mu am présentement c'est très très compliqué parce que risque bi moo gën a dangereux bu mujj ba ñaareel ba sensibilisation nga xam da nga war def au niveau des quartiers mu commencé ci soo wàcc à la base dafa ñëwul parce que par exemple bu ñu jox ay masque quartier yi duñ ci bokk duñu jox masque une fois daal talis la jox na masque mais soo mu nekk 5 masques bu ñu joxe également ay gel ñun quartier yi duñ ci bokk bu ñu wër également di sensibiliser également dañ koy dégg rek mais ñëw ci kër des quartiers bi indi fi ay gel indi fi ay masque créer une commission créer quartier bi jóg woo bàjjen gox yi jël conseil municipal yi jën yëpp ñu sillonner le quartier kooku jusqu'à présent ça reste waaw bu njëkk amoon na mais bii moom amul parce que amuñu ay moyens bii amuñu ay moyens c'est pas à côté de la mairie ni à côté de la préfecture ni à côté du conseil départemental n'ont pas les moyens de le faire métti na noonu trop moo di ab problème bi c'est un problème communautaire que chacun doit prendre ses responsabilités mais li ñu xaw a jaaxal moo di autorités yi bu njëkk décision bi ñu jëloon bu njëkk ci fermeté ak bii du benn parce que boo duggee ci oto yi daf fees del ñu rang duñ takk masque boo demee au marché PLM jàkka yi nga xam ne dañu fa julli di les distances duñ ko recevoir kenn du takk masque man su ma demee ba à mon âge nga xam ne jàkk rek la bëgg su ma demee mënatu ma dem jàkk fajar ba tisbaar parce que jàkka bi may dem di fay julli ji man jël naa fa kàddu wax pour ñu takk masque yi di respecter distance sociale yi kenn du ko fa def nga xam ne tamit obligé comme biiruma diabétique la biiruma moo tax jullee sama kër mais rek du ma neex en tout cas jusqu'à présent daal dama estimé daal cette fois-ci daal sensibilisation waroon na am dafa amul am na mais nag mais ce n'est pas au niveau des quartiers di nga ko dégg rek naan la ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci école yi ñu ngi fii ñu ngi faa mais ñëw ci quartier bi dëgg ci biir quartier yi des quartiers yi sentir waa quartier bi sentir ni am na ñu fi ñëw def des actions wër leen man gis ma ko dans le quartier. mais tamit quartier bi tam ñoom it créé wuñ benn panel boo xam ne day war di sensibiliser nit ñi. lu ñu koy defee bu njëkk dégg nga mu njëkk ay t-shirt def ci sama gox bi nga fii wër tout le quartier gel eau de javel tout centre quartier bi yëpp jël ay lavoir ci ñun suñu xaalis lu ñu am suñu bopp ak lu ñu dimbalee et ça marchait très bien loolu mooy la première vague la deuxième vague bii di ñëw également it defuñu ko parce que mooy nekku fi kenn di mënuñ ci ay masque mën a def ay masque xamul mën def daal li mën daal moo di en tant que délégué bu ñu demee ci fenn ab jàkka nu jël kàddu wax leen ni lii ak lii ñu ko def bu ñu génnee ci mbedd mi di solu masque nu sensibiliser boo ñëwee sama kër solo masque man ka demee nga solo masque nga raxasu ci waaw loolu daal moom lañ def mais vraie sensibilisation bu am dans les quartiers
au moment où je parle en tout cas moi je ne l'ai pas encore senti gisuma yeneen cas yu ko sentir am na nag ñu ngi koy def mais dafa am fu mu ak fu mu agsi je prends le cas de l'école ba kër ne dama dem école ci CM bi et te midi élèves wàcc gisuma benn élève bu takk masque même pas les enseignants ma taxaw ma ne mais yéen je ne comprends pas ah yéen cas yi presque am ten takku fi masque. mbas mi passe bii c'est un cas communautaire que chacun prenne ses responsabilités commencé ko ci man ma sambi sama waa kër kii sensi waa këram kenn selo waa këram ñun ñëpp ku ñu sensi kër ñu am nag un respect parce que c'était l'indiscipline totale s'il faut sanctionner également qu'on sanctionne pour qu'on force à la loi mais buñ ko deful du baax trop tey rek kees am na 37 kees rek tey commune kees rek kenn xamul koo yore donc nous sommes tous interpellés waaw waroon na jóg ñëpp waroon na jóg waaw. comme yow yaay délégué de quartier bi te yaakaar naa lu xew fayu di nga ko yëg fayu ndax fayu te fayu mës na enregistré cas. ah kooku c'est confidentiel. 2 cas. fayu 2 mës na enregistré cas. waaw yooyu c'est confidentiel. kon daal leer na droit de réserve la waaw kon amee droit de réserve. du loo xam ne da nga koy wax daal. droit de réserve. nous sommes tenus par le droit de réserve. baax na travers feebar bi. waaw moo ci daayee par si lañ toll nii. feebar bi leen toll. waaw feebar bi kay maa ngi d'abord di nuyu sama quartier yëpp di fayu 2 di leen féliciter di les remercier. C'est un quartier très bien loti. fait partie des quartiers les mieux lotis. ba le maire nee na quartier Faye 2 ak Faye 1 miroir la pour lotissement. moo tax dañu tere ñu def ci mbedd ay cantine wala ay yu mel na n'importe quoi dañu bëgg a bàyyi lotissement identique. yaa def également ñi fa nekk ñëpp ne la plupart yi également ay enseignants lañu. ay intellectuels bari na ci mais ak également des hommes techniques. donc c'est un quartier très paisible, un bon quartier bon à vivre. Il y a aucun problème. S'il y a un problème dans le quartier en général xëy na affaire location yi la fayuloo ma wala affaire mindaan affaire mais à part ça tous ces petits problèmes se règlent ici. remercier leen nag ci baax a baax ci yar ak teggin. parce que man avant que nous soyons délégués de quartier vraiment ñun ñëpp dañ ma joxoon ci respecté ma waaye jusqu'à présent tonton mon père moom mooy dégg ku ma ci waa muy si ma donc maa ngi remercier très sincèrement le quartier di leen ñaan nu gën a continuer la sensibilisation ku nekk sa kër da nga xam ne responsable nga te faire c'est extrêmement sérieux surtout bi am ñu nañuy takk seeni gants nañuy raxasu di suree xale yi entrée yi ak sortie yi di ñaan yàlla mbas mi yàlla ko yàlla jëlee ñi feebar yàlla may leen ñu wér ñi yàlla moom yàlla xale leen àjjana waaw moo tax moo des sama mbas mi. daara yi. waaw baax na ba tey waxal si daara yi. daara yi dama ci jëkk a féliciter sama jarbaat parce que avant ñu créer protection de l'enfance pour daara yi nga am na à chaque quartier am na un bureau. ñoom ñi ñoo ko dirigé woon les enfants de la rue daara kenn xeexu leen dama yëg naa dañuy xeex daara kenn xeexu ko daara kenn mënu koo xeex ndax duna judd fekk ko fi ci suñu maam ñun ñi gis ñëpp jàng na alxuraan ku ci wàccul it sore nga ba am nga loo julli sam dalay jàngal bàyyi si baay jàngal nga jàng comme daara kenn mënu koo xeex daara koo xeex am na koy faj daal ko xeex am na koy faj mais association coranique ñoom seen biir ñoo jiwul seen biir il y a combien d'associations maîtres coraniques xale bi xëy suba 8 heures dem garage di yelwaan ba midi mu ñibbi xale bi nan lay jàngee na doxante dëgg ñaata yoon nañu for xale mu fanaan ci mbedd parce que sëriñ da ko laaj 500 fois la 1000 francs amu ko moo téléphone kii fab ko yóbbu ko dellu na fi sax ay xale ay daara sax fii ba Ndar ndax xale ay daara yu daw
par contre su ma jëlee daara Idrissa Gueye bi internat boo forombe fajar xale yaa ngi jàng du fekkee ne gàmm am na ñoom ñoo alimenté burdu bi bu lu jotee ñoo sol si baax julli daara puy mi ngi fii di jàngale 8h midi kon ñibbi sa kër ñooñu ñoo di daara mais soo sa xaftaan fex xam sa oto luy sa ñaari kër am sa juróomi taalibe wala fukki taalibe pour bis bu neex wala 500 francs nga ne maître daara la ça n'est pas normal. fii man maa di président protection de l'enfance nous sommes en phase avec l'État waaw xale bu ñu fekk ci mbedd bi jànguloo defloo dara de le mettre à la disposition de l'État nga dellu waaw alxuraan nag yàlla moo fa def dégg nga jàng ay kaamir di intimi yëpp amul solo yàlla noppi na yàlla pare na xale yi nañ la jox seen cër soo ma joxe sa doom moo ko jàngal aw ma ay moyen nee la kat mooy ras doom parce que aw ma ay moyen wala weer wu dee ñëwal jox sa doom dara xale nekkoon yëpp fay bari na ay daara mais ñëpp parce que ñibbi nañu ñu dëkk Gambie dem ñibbi nañu Gambie ñi ñibbi nañu Tambacounda ñi ñibbi nañu Koro parce que bariwul si ñoom na ñun ñëpp dem na parce que on les a évacués ñu dem jàpp am dans les quartiers kon sëriñ ñi daara yi nañu respecté d'abord élèves yi toog ak ñoom jàngalante ak ñoom mooy dëkk wante xale bu xëy suuf 8h ba midi ngay yalwaan bu guddee nga nekk ci mbedd bi ba doo am sax foo fanaan te nga ne sëriñu daara la dama nous sommes pas d'accord waaw loolu da la amul wax ci daara yi. mu mel ni waxtu bi xaw nañu xoj luuri waaye tamit damay nuyu tamit sama sëriñ di Cheikh na Ahmed Tidiane indi borom daara ji di ko ñaanal yàlla fi yàgg loolu te wér tata ñu wax la nga wax sa mot de fin. xanaa di sant di gërëm di ma yàlla boolee ci émission bi. léegi peut-être pour tàggatoo rek benn formule bu ñaan yàlla nag aussi loolu aussi ma defe naa garab bu njëkk mooy loolu xam nga garab bu njëkk mooy suñu comportement ak ensuite aussi kii yore saafara bi suñu borom vraiment ñu jox ko àqam. dugg ci jàkk yi wàcc fi ay kaamil ñaari saraxe loolu aussi vraiment daal nañ ko ci boole wax dëgg yàlla jërëjëf. jërëjëf tonton lu kàddu gi rafet na loolu tonton Ousmane. waaw comme li ma wax li ñu wax rek daanaka li ma ci war doole du bëri trop parce que yàlla def na ni suñu xalaat ak suñu yéene suñu bëgg-bëgg yëpp dafa daje ci benn point mooy luy benn luy defal quartier bi ñaareel ba du fiy jëlee mbas mi ñu fiy jëlee mbas mi bu ñu xëyee ci loolu ñuy dox man su ma génnee teg ci mbedd mi fi dajeek ay nit sama taay rek moo ci moom daje naa ñetti jigéen ñoo xam ne ñu def ci ginnaaw nii ba ma leen gisee xam nañ moom mais li ma leen di ko wax mooy am seen masque mais ba ma leen ko waxee ñun dañoo am teg sa sëgg te mu leer na ni beneen yoon dootuma daje ñoom te takkul masque loolu mooy li nga xamante ni xëy na moom mën a jëlee man sama waa kër muy sama soxna muy samay doom kii gën dem naa lay defal masque nga ñaan ko yu bari loolu rek la quoi di ñaan yàlla bu baax mbasque mi jëlee fii vraiment comme ni ko Chérif waxee rek di saraxe di ñaan loolu moo fi mën a jëlee quoi. yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax si woyof gi ak déplacement bi vraiment amul tamit seen fay kon nit ñi ñëpp ñoo ko déggandoo kon gars yi nañ moytu mesure barrière yi ñu li takk masque yi bu baax a baax di laal gel balaa ñoo génn parce que tamit jàngoro moom instant yi mbas la na ñëpp fagaru buñ bàyyi dara papa ñu jox la nga tàggatoo. ah xanaa sant leen bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaan yàlla def leen mag maa mu am ñam di ñaan yàlla aar leen boppam parce que kon yéen su dugg àdduna di leen jox benn conseil rek amatele yi nga xam ne yi duñu wax mukk jàmm duñu wax mukk jàmm ay rek leen wane ak jàmm moo tax béyte nan ko lépp li nga xam ne àndut ak dëgg bu la nga kenn def loo ngeen am fula seen liggéey am ci taxawaay ak yar ak tegg yàlla mën a aar na yàlla aar leen boppam sàmm leen boppam mbes mi ñu dugg ñaan yàlla jële ko fi ñi feebar yàlla génne leen ñi ci yàlla moom yàlla xam leen àjjana
di wax rek bi nga ma nekk suñu interlocuteur également it auprès des pouvoirs publics ñu dimbali nu may nu ay masque parce que dana manqué masque lool parce que nit ki bala nga takkal masque day fekk mu am ko da nga waroon ni ko takkal man au masque délégué doo may masque waaw boo amee sa 200 ba 300 nga dem ni ko am ma junni masque yooyu loolu la ñuy dund muy nii muy kii muy keneen ku ci nekk fii li nga toog leen ci daj ci parce que kii masque bi xamoon nu muy dem waaw kon ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu doon su mu njëlu gisee saa yi ma soxla daal maa ngi seen disposition incha allah bëgg naa fa ñëw nag def benn émission incha allah ci kees gratuitement waxtaan ak yéen dafa émission sant nañu gërëm nañu loolu tamit lu ñu neex la Xéwal TV ubbi na porte yëpp ubbi nañ porte yëpp incha allahu rabbi waaye tamit maa ngi jaale bu baax a baax suñu maam jooju nga xam ne moom moo faatu di Baye Khalifa nekk le chef de village de Kër Assane waaye ñu ngi koy jaale mbokki Kër Assane yëpp di sant tamit ak di gërëm ki nga xam ne moom moo di Ilimane Sarr Baye Fallou Chine bi kontaan na loolu si moom waaye tamit tey ñu ngi woon fii nii si fayu bu ëllëgee ñu ngi waat feneen di wax rek gars yi nañ ñu topp rek incha allahu rabbi ba beneen yoon incha allah